war a jëkk def mooy dog ngànt ndax wa fil qalbi min ridwanihi ma ukinnuhu daninan bi inna sudura qubur li ñu ëmb te bëgg koo feeñal lott nañ ci ñaareel bi it sunu kilifa yi tedd yii di njabootu Sëñ Tuubaa toogandoog ñoom ci kaw dafa diis waaye jataay bi moo ko waral waaye xam nañ ne sunu xol moom àgg na suuf ñoo ngi leen di ziar te di leen sant te su ma tuddee Cheikh Salih mii nga xam ne moom Cheikh Mouhamadul Mourtada ak njabootu Cheikh Mouhamadul Mountakha gépp nga xam ne ñëw nañu ak borom xam-xam yi yépp kon dafa mel ni ñun dongo yi kàddu yi sëñ Sam Bousso wax neex na ma neex boo xam ne moom dinaa ko ci utal neexal ndax bi mu tuddee sëñ Saalihu mu ëmbaale njabootu sëñ Tuubaa tudd ma tuddaale dongo yi kon man kàddu yi may jottali ci turu dongo yi laa koy jottali fasuma yéene sax mu gudd waaye ginnaaw jataay bi day jataay bu international bu am portée universelle ndax xam-xam la ñépp ci mën a jariñoo dama ko indi ci kalamatu français waaye sëñ Alioune Guèye dina ko firi ci arab ndax texte yi dañ ko fas yéene jébbal waa baytul ilmi wal irfan ndax waruñu ñëw rek wax fi te fekk na jataay bi boo ko joxee maanaa da nga ko war a waaj bind bàyyee leen ko kon asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. C'est avec beaucoup de fierté et un grand honneur que nous avons accueilli l'initiative pleine de signification de l'Institut Bayt al-Ilmi wal Irfan, qui a initié ces moments sublimes de haute portée scientifique et morale, consacrés à l'exaltation du savoir à travers l'œuvre d'un fils de Touba, Seigneur Abdul Hakim Mbacké, après sa soutenance d'une thèse de doctorat de 3e cycle à l'université Mohammed V de Rabat au Maroc. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نحتفي بالمبادرة ذات الدلالة الكبيرة لمؤسسة بيت العلم والعرفان التي أطلقت هذه اللحظات السامية ذات البعد العلمي والثقافي المكرسة لتقدير العلم من خلال أعمال أحد أبناء طوبى السيد عبد الحكيم مبكي بعد مناقشته لأطروحته في الدكتوراه من الجامعة محمد الخامس بالرباط المغرب. Aujourd'hui, la ville sainte de Touba en tant que centre scolastique et ville universitaire commence à enregistrer à son actif un nombre important de docteurs, de chercheurs, de doctorants dans plusieurs disciplines. اليوم تسجل المدينة المقدسة طوبى كمركز علمي وجامعي تقدما كبيرا بعدد مهم من حملة الدكتوراه والباحثين وطلاب الدراسات العليا في جامعات متنوعة. Cependant, la particularité et les mérites de Seigneur Abdul Hakim résident surtout dans le choix de la thématique, qui s'inscrit dans la mission et l'expansion de la Mouridia en tant que message universel. لكن خصوصية ومزايا السيد عبد الحكيم مبكي تكمن بشكل أساسي في اختيار موضوعه الذي ينسجم مع رسالة واتساع المريدية كرسالة عالمية. Ce n'est pas un fils qui parle de son père, car Cheikh Abdul Hakim a troqué ce lien de sang par un pacte d'allégeance qui lui a permis de pouvoir appréhender la véritable dimension de cet éminent homme de Dieu, Cheikh Mouhamadul Mountakha, lumière de son temps. Il est certes son père, mais ce qui est mis en évidence ici, c'est la relation entre le maître spirituel et son disciple. ليس الأمر هنا حديث ابن عن أبيه، فقد تجاوز السيد عبد الحكيم هذا الرابط الدموي بمبايعته مع شيخه سمحت له بفهم البعد الحقيقي لهذه الشخصية العظيمة الشيخ محمد المنتقى مبكي شمس زمانه، فهو بالتأكيد والده، لكن ما يبرز هنا هو العلاقة بين المربي والتلميذ. Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké est aujourd'hui garant du legs de Cheikh Ahmadoul Khadim, le serviteur du prophète, paix et salut sur lui. Par conséquent, son nom est très évocateur.
et renvoie directement à une fonction, à une mission, celle de Khalife général des Mourides, dont l'action s'inscrit dans la perpétuation du message. Il fait partie de ceux dont nous parle le Saint-Coran en ces termes. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ. الشيخ محمد المنتقى مبكي اليوم هو ضامن الإرث الذي ورثته الشيخ أحمد الخديم خادم الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، وإن اسمه يشير مباشرة إلى وظيفته ورسالته الخليفة العام للمريدين، مجسدا استمرار الرسالة أعني مهمة المريدية. إنه من الذين يقول القرآن الكريم في حقهم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. Cheikh Abdul Hakim a bien compris cette dimension du personnage, car dans sa thèse, il a réussi à faire des études approfondies qui mettent en évidence la carrure spirituelle de Cheikh Mouhamadoul Mountakha, son respect de l'orthodoxie musulmane, sa dimension intellectuelle, sa position tranchante sur des questions qui interpellent le monde musulman, les leçons de sagesse profonde provenant de ses écrits, lettres, discours, poèmes, recommandations, etc. لقد فهم الشيخ عبد الحكيم هذا البعد لهذه الشخصية العظيمة فهما جيدا، إذ نجح في أطروحته بإجراء دراسات معمقة تظهر البعد الروحي للشيخ محمد المنتقى مبكي واحترامه للأصول الإسلامية وعمق بعده الفكري ومواقفه الحاسمة تجاه قضايا تشغل العالم الإسلامي والدروس المعمقة. muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem. taamu leen Tawfekh production ngir lépp lu jëm seen wàllu événementiel ngeen bëgg ay direct yu leer image haute définition ay reportage ngeen bëgg également ñu defal leen signal mu mën a jàllal si télé wala site internet wala en différé ba si ay écran géant lépp luy son et lumière Tawfekh production moo fi nekk moo fi mën mbokk yi pour votre actualité en temps réel Tawfekh production moo ci mën ak personnel bu xarañ boole ko jumtukaay yu mucc ayib fépp fu ngeen mënti nekk si biir Sénégal ñépp ñoo leen di teewlu Tawfekh production mbokk yi mooy assurer seen visibilité waaye nag jàpp leen Tawfekh multimédia bu ngeen bëggati ay jum béjaaw bi rek ay soppi ko waaye wenn melo la yor. L'aspect le plus prodigieux de sa personnalité aussi bien sur le plan scientifique que spirituel est d'abord la constance qu'il a eue depuis son jeune âge dans l'adoration de son Seigneur et le service permanent rendu à son maître spirituel Khadim Rassoul. وأعظم ما يتميز به شخصيته سواء على المستوى العلمي أو الروحي هو ثباته في عبادة الله وخدمة شيخه عليه رضوان الله منذ سنه المبكر. Il a toujours été un homme de conviction, d'érudition et de soumission à son autorité. Un homme de générosité et de sollicitude. En somme, toutes les valeurs et vertus qui présageaient de lui un grand espoir et le destin d'un éminent homme de Dieu qui devait marquer son temps. لقد كان دائما رجل قناعة وعلم ومطيعا لأولياء أموره ورجل كرم واهتمام بالآخرين بكل القيم والفضائل التي تنبئ عليه بمصير رجل صالح عظيم له تأثير كبير في زمانه. Dès son accession au califat en 2018, Cheikh Mouhamadoul Mountakha s'est illustré par des aptitudes exceptionnelles à relever les défis majeurs du monde contemporain. Ce monde marqué par des crises multiformes, des incertitudes et un désespoir généralisé. Une période caractérisée par un bouleversement des équilibres au niveau mondial, à tout point de vue. Conflits, insécurité,
dégradation des valeurs, perte de repères, crise identitaire, crise sanitaire avec Covid-19, crise économique, enjeux climatiques, crise politique, etc. Autant de défis qu'aucune stratégie émanant de la dimension humaine n'aurait pu appréhender, encore moins envisager de résoudre. ومنذ توليه الخلافة في عام 2018 تميز بقدرات استثنائية لمواجهة تحديات العالم المعاصر الذي يعاني من أزمات متعددة وغيوم من عدم اليقين واليأس وفترة اتسمت باضطرابات عالمية على جميع الأصعدة صراعات انعدام الأمن تدهور القيم فقدان المرجعية أزمة الهوية الأزمة الصحية كوفيد الأزمة الاقتصادية التحديات المناخية الأزمة السياسية وغيرها. dafa mel ni am na loo jàngul di ci topp àggale ko. تحديات لا يمكن لأي استراتيجية بشرية أن تستوعبها فضلا عن حلها. xam nga foofu damay tënk lu gàtt dafa mel ni Sëñ Muntaxa bi muy ñëw jamono dafa mel ni bu fekkonte ne ñu baax ñëpp la yàlla suñu borom dajale ne leen jamono nii mu mel kan ci yéen moo jekk pour dem kenn du yëkkati loxoom moom sax yëkkatiwul loxoom xam nga kana ko puus sëñ bu mag bi moo ko puus ne yow laay yabal dafa doon koo xam ne dafa bàyyee boppam Sëñ Tuubaa du tànn du bëgg du ñoddi du jeñ waaye waajal nañ ko ndax nii jamono meloon du lu kenn mën a lijjanti ci xel waaye moom lijjanti na ko nan la ko lijjantee ci laaj bëgg am ay kàddu tuuti yu dongo yi ñun dongo yi ñoo ko seetlu di ko kañ. Lorsqu'il a accédé au khalifa dans un tel contexte, succédant à son aîné, l'honorable Cheikh Sidil Mokhtar ibn Cheikh Mohamedoul Amin Bara Mbacké, les armes avec lesquelles il a engagé ce combat suprême pour conduire la communauté des disciples dans la voie de l'agrément de Dieu n'ont jamais outrepassé les armes qui étaient utilisées par le fondateur de la Bouridia, Cheikhul Khadim. Inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan khadiman wal muhaymin shahid. وعندما تولى الخلافة في مثل هذا السياق خلفا لأخيه الشيخ سيدي المختار مبكي ابن الشيخ محمد الأمين بار مبكي كانت الأسلحة التي استخدمها في هذا الجهاد الأعلى لإرشاد المريدين في سبيل مرضاة الله لم تتجاوز الأسلحة التي استخدمها مؤسس الطريقة الشيخ أحمد الخديم. إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن الشاهد. Nous savons tous que c'est par la science que le Cheikh Al-Khadim, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a réhabilité toutes les valeurs authentiques de l'islam. Par la piété aussi, il a supporté toutes les épreuves qui étaient le gage du secours de Dieu, du secours providentiel de Dieu, et qui a ainsi libéré l'islam en lui redonnant une victoire éclatante sans effusion de sang. Cheikh Mouhamadoul Mountakha est un pur produit de cette école érigée par Khadim Rassoul. وهكذا بالعلم أعاد الشيخ خادم الرسول صلى الله عليه وسلم تأهيل جميع القيم الإسلامية الأصلية وبالتقوى صمد أمام الابتلاءات التي كانت ضمانا للنصرة الإلهية وحرر الإسلام بانتصار باهر دون إراقة الدم. إن الشيخ محمد المنتقى هو نتاج هذه المدرسة التي أسسها الشيخ أحمد الخديم عليه رضوان الله. Les armes qu'il utilise restent uniquement une foi ardente en Dieu et un attachement à ses recommandations, un amour ardent et une soumission inconditionnelle à son maître spirituel Khadim Rassoul, un engagement permanent pour la promotion de la science et de l'éducation, une dépense sans réserve de tous ses biens dans la voie de Dieu, une compassion et une bienveillance à l'endroit de tous sans discrimination. Il est un régulateur social, garant de la stabilité du pays et de la cohésion nationale. Une passion sans limite pour les écrits de Khadim Rassoul, les Khassaïd. Tant d'autres qualités par lesquelles Cheikh Mouhamadoul Mountakha a dompté son époque. والأسلحة التي يستخدمها هذه صدق الإيمان بالله والتمسك بأوامره وحب خالص وطاعة لشيخه خديم الرسول صلى الله عليه وسلم والالتزام الدائم بالتعزيز التربية والتعليم وإنفاق كل ما يملك في سبيل الله
ورحمة وحنان للجميع دون تمييز وتنظيم اجتماعي بحفظ استقرار البلاد والتماسك الوطني وشوق كبير إلى كتابات الشيخ أحمد الخديم القصائد والعديد من الفضائل الأخرى التي بها هيمن الشيخ محمود المنتقى على زمانه. هذه الصفات السامية التي تجسدها الشيخ محمود المنتقى مبكي هي صفات المريد الصادق. Ces hautes qualités incarnées par Cheikh Mouhamadoul Mountakha sont exactement les caractéristiques énumérées par Cheikh Khadim dans un de ses poèmes pour qualifier le mouride sadiq, le mouride sincère. As-sidqu fi mahabbati Cheikh, un amour sincère envers son maître spirituel. Imtisalu amrihi haythu warad, l'observance stricte de ses recommandations. Salabul ikhtiyar, renoncer à son choix personnel. Tarkul i'tirad walaw bi batinin, se soustraire de toute forme d'hésitation envers son maître spirituel, fût-ce même de façon cachée. هذه الصفات السامية التي تجسدها الشيخ محمود المنتقى مبكي هي صفات المريد الصادق التي ذكرها الشيخ أحمد الخديم في إحدى مؤلفاته. الصدق في محبة الشيخ أبد، ثم امتثال أمره حيث ورد، ومعه سلب الاختيار لحسن ظنه بلا إنكار، وترك الاعتراض مطلقا ولو بباطن فيما عنه قد رووا. Voilà donc les qualités assimilées parfaitement par le Cheikh Mouhamadoul Mountakha et qui lui ont valu d'obtenir le secours providentiel de Dieu et l'agrément de Serigne Touba. C'est pourquoi les cœurs lui sont soumis de façon irrésistible et de façon inconditionnelle, sans contrainte ni artifice, et ce de façon sincère. هذه الصفات تم استيعابها تماما من قبل الشيخ محمود المنتقى مبكي المبجل، وهو ما مكنه من الحصول على العون الإلهي ورضا شيخه، ولهذا فإن القلوب تخضع له طوعا وبلا قيد أو شرط بكل إخلاص وصدق. Ces vertus charismatiques de Cheikh Mouhamadoul Mountakha ont aujourd'hui entraîné toute une jeunesse vers une transformation positive de leur qualité morale et dans une nouvelle dynamique de changement de comportement. Une jeunesse qui, à la place de la littérature d'infortune, à la place des jeux de hasard ou des amusements et futilités de ce bas monde, à la place d'une utilisation déviationniste des réseaux sociaux, se consacre plutôt à la déclamation des poèmes, des khasaïd de Serigne Touba, à la quête du savoir, à l'apprentissage et à la lecture du Saint-Coran. Une jeunesse qui s'intéresse aujourd'hui au daïra, dont la croissance est devenue spectaculaire aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. إن هذا الجيل وقد أدت هذه الفضائل الطبيعية للشيخ محمود المنتقى اليوم إلى دفع الشباب نحو تحول إيجابي في أخلاقهم وسلوكهم وخلق نهضة جديدة للتغير السلوكي. إن هذا الجيل بدلا من الانشغال بالأدبيات السلبية أو ألعاب الحظ أو شهوات الدنيا الفانية أو الاستخدام المنحرف لشبكات التواصل الاجتماعي، يهتم اليوم بإنشاد قصائد الشيخ أحمد الخديم عليه رضوان الله وطلب العلم والأدب المرضي وقراءة القرآن الكريم. كما أصبح هذا الجيل مهتما بالدوائر التي شهدت نموا ملحوظا في السنغال وخارجها. Cette vitalité de la mouridiyya à l'étranger se perçoit aujourd'hui à travers le nombre considérable de résidences Serigne Touba, Kër Serigne Touba, qui foisonnent partout dans le monde, avec un dynamisme très soutenu des disciples mourides. Par exemple, si aujourd'hui en Italie, le Sénégal ne compte qu'une seule ambassade, la communauté mouride, quant à elle, cumule près d'une vingtaine de résidences Kër Serigne Touba qui sont loin pourtant de pouvoir satisfaire la forte mobilisation de la communauté avec des activités récurrentes qui y sont organisées. وتتجلى حيوية المريدية في الخارج اليوم من خلال عدد كبير من مساكن الشيخ أحمد الخديم كر سرين طوبى المنتشرة في جميع أنحاء العالم مع نشاط قوي وملحوظ من جانب المريدين. على سبيل المثال، إذا كان في إيطاليا هناك سفارة واحدة فقط للسنغال، فإن المجتمع المريدي يحوي نحو 20 مسكنا للشيخ أحمد الخديم، وهي غير كافية لاستيعاب بالحشد الكبير للمجتمع مع تنظيم أنشطة الدوائر فيها.
وتعد أيام القصائد المنظمة في العواصم الأوروبية والأمريكية. Les journées Khassaïd organisées dans les grandes capitales européennes, américaines et africaines constituent aussi une illustration parfaite de ce développement fulgurant de la Mouridia à l'étranger. Kon loolu lii nga ko. Le présage qu'avait fait Cheikhoul Khadim sur l'avenir de Touba comme cité de savoir, de crainte révérentielle et de promotion de l'éducation est confirmé davantage aujourd'hui sous l'égide de Cheikh Mouhamadoul Mountakha. waaw li sëñ Touba waxoon rek daal di ne Touba fa mu jëm mooy lan ci wàllu jàng ak jàngale ak yar ak déggale maanaa bil Mustafa lii banaal qudduusu madrasatan biha yazulul azawul jahlu wal kabadu loolu dafa gën a feeñ ci jamonoy sëñ Mountakha. لقد تحقق ما كان يتنبأ به الشيخ أحمد الخديم رضي الله عنه حول مستقبل طوبى كمدينة للعلم والتقوى والتربية بشكل أكبر تحت قيادة الشيخ محمد المنتقى مكي حفظه الله ورعاه. إنه قال في قصيدته المقيدة بحروف لقد جاءكم بالمصطفى لي بنى القدوس مدرسة بها يزول الأذى والجهل والكبد. maa ngi waaj a sax conclure waaye lii lépp li tax ñu koy def li sëñ Abdou Hakim wax ne école de pensée Cheikh Mouhamadoul Mountakha loolu dafa mët a yaatalaat defaat ay waxtaan dafa mët a xóotal bu baax a baax a baax ndax noonu la demee mu jaddit la loolu nag nu ñu gën a dem nit ñi gën koo xam waaye nag yàlla moo dimbali ñenn defal leen innahum yarawnahu ba'idan wa naraahu qariba ñu mel ni man duñ ko gisagum waaye moom daf ko teel a gis yàlla na yàlla suñu borom mottali loolee te moom itam mu yàgg taxawee taxawaayam bii. L'exaucement de ce vœu apparaît clairement à travers toutes les actions réalisées par Cheikh Mouhamadoul Mountakha. Nous terminerons ainsi par donner quelques illustrations jëfi sëñ Mountakha du lu ñu mën a lim kallat midaadan wa kallat lamtira xalama waaye nag le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bii doy na ñépp ko yéene woon. Le complexe éducatif Boukhatoul Moubarak de Mbacké Bawol, l'assistance permanente aux écoles coraniques lépp ñetti junniy daare alxuraan ñu ngi fi ku ne yëg na ndimbalal sëñ Mountakha fii ci Touba. Les encouragements et les présents accordés aux chercheurs et hommes de savoir, les bourses d'études remises aux étudiants, la mise en place de plusieurs bibliothèques, l'appui pour le financement et l'édition d'ouvrages sur le mouridisme, etc., etc., etc. تجلى تحقيق هذا الدعاء بوضوح من خلال جميع المبادرات التي قام بها الشيخ محمد المنتقى لتعزيز التربية والتعليم في طوبى، ومنها مجمع الشيخ أحمد الخديم للتربية والتعليم في طوبى، مجمع البقعة المباركة في مباكة بول، الدعم المستمر للمدارس القرآنية والمعلمين، تشجيع الباحثين والعلماء وتكريمهم، تقديم منح دراسية للطلاب، إقامة مكتبات متعددة، دعم وتمويل طباعة المؤلفات حول المريدية وغيرها. kon xam nga sëñ Sam Bousso li mu wax ne tasawur bi ci xalaat yeeg lépp jëf ji dafa ñëwaat mottali ko muy nag loo xamante ne al ilmu wal amalu jawharaani loolu noonu ko sëñ Tuubaa waxee noonu la feeñee ci sëñ Mountakha. kon ma tëj nag ni may tëjee mooy nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que Cheikh Mouhamadoul Mountakha a posé tous les jalons qui garantissent un avenir radieux à toute la communauté mouride, pour libérer les disciples de toutes les formes de tentation et déviation qui égarent et détournent de la voie droite. باختصار يمكننا التأكيد دون أي مبالغة أن الشيخ محمد المنتقى مكي وضع كل الأسس التي تضمن مستقبلا مشرقا للمجتمع المريدي كله لتخليص المريدين من كل أشكال التجارب والانحرافات التي تضلل وتبعد عن الطريق المستقيم. Les appels à mobilisation pour les grandes journées de lecture du Saint-Coran ou de déclamation des Khassaïd ou encore de mention du nom de Dieu sont autant de leviers qui plongent la communauté des fidèles vers une dynamique de révolution spirituelle lente mais profonde. وكذلك تعدد دعواته المتكررة لتنظيم مجالس الذكر مثل أيام قراءة القرآن أو إنشاد القصائد أو ذكر الله أدوات فعالة لدفع المجتمع نحو
ثورة بيضاء هادئة لكنها عميقة. Nous lui sommes tous redevables. Il a fait ses preuves en montrant ses dispositions exceptionnelles et ses aptitudes innées à réussir facilement sa mission, tellement il est d'une noblesse de caractère unanimement reconnue. ونحن جميعا مدينون له فقد أثبت كفاءته وامتلاكه قدرات فطرية استثنائية لإنجاز مهمته بنجاح لما يتمتع به من شرف وسمو أخلاقي معترف به الجميع. Nous prions Dieu qu'il lui accorde une longue vie et une santé sans commune mesure, afin qu'il poursuive son œuvre combien exaltante au service de son maître Khadim Rassoul. Nous ne saurions terminer sans renouveler nos remerciements et nos encouragements envers l'Institut Baytul Ilmi wal Irfan pour cette initiative sublime qui répond parfaitement aux vœux du fondateur de la Mouridia qui avait prié pour que Touba soit une cité de promotion du savoir, d'enseignement et d'instruction approfondie. Au docteur Cheikh Abdoul Hakim, nous réitérons nos félicitations les plus profondes et prions pour que son exemple soit perpétué par la nouvelle génération d'étudiants et de chercheurs, afin que la Mouridia soit encore mieux connue dans les grandes universités du monde musulman et même d'ailleurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ندعو الله أن يمنحه طول العمر والصحة التامة ليواصل عمله الجليل في خدمة شيخه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا نختتم دون تجديد الشكر والتقدير لمؤسسة بيت العلم والعرفان على هذه المبادرة السامية التي تتماشى تماما مع وصية مؤسس المريدية ودعواته لمدينة طوبى لتكون مدينة للتربية والتعليم والدراسة المعمقة. ونكرر أحر التهاني للدكتور الشيخ عبد الحكيم بكي ونتمنى أن يحتذي بمثاله الجيل الجديد من الطلاب والباحثين لتعرف المريدية بشكل أفضل في الجامعات الكبرى في العالم الإسلامي وخارجه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ok ñu ngi baalu àq nag ci waxtu yu mu jël ñoo ngi koy jéggalu bu baax a baax a baax sunu xol mooy wax rek ñun dongo yi jërëjëf. waaleykum salaam wa rahmatullah.